asalaamualeykum wa rahmatullah mbokk Sénégal ñu ngi leen nuyu di leen ziar rawatina mbokk Ndakaaru Sànneer Gibraltar tey dama am sama gan sunu joueur sunu soppe Papis Konaté waa Dak Médina nag di ko seet si tey di ko dalal muy ancien international di doomu Gibraltar lu ne mu def ko Centenaire Gibraltar voilà jaar-jaaram nag moom xam naa moo koy waxal boppam waaye dinaa si mos tuuti di ko topp naa ko nag lu xaw a yàgg nag di doomu Yogo di doomu Jeanne d'Arc Papis maa ngi lay nuyu di la ziar. Ablaye maa ngi lay fay di la delloo ziar di leen dalal fii suñu biir kër à Gibraltar. waa Dak Médina. waaw di rafetlu trop jéego yi ngeen di dox si sport Médina bi. jërëjëf. sama droite nag moom nag sama rakk la sama xarit Murit Sow di doomu Gibraltar moom tamit di rakko Papis di ancien footballeur Gibraltar Murit Sow maa ngi lay nuyu di la ziar. salaamaaleykum Dak Médina waaw ñun tamit maa ngi lay ziar sama grand sama jour sama xarit waaw foofa nag Sam waaw maa ngi ziar waa Dak Médina di ziar sama grand sama jour sama xarit Papis Konaté waaw moom mi nga xam ne moo tax sax xëy na bu ñu ma déggee as tuuti ci football sax xëy na mooma. loolu moom dégg naa ko. loolu moom yow xam nga ko moom xam na ko ñëpp xam nañ ko ci man. dëgg la loolu moo waral xëy na sax sama toogaay fii nii. dëgg la Papis moom sama Papis la. dëgg la loolu moom dégg naa ko dégg naa ko sama Papis bopp la waaw ñu ngi lay ziar grand frère. ñu ngi lay delloo ziar di la kontaan tamit sa toogaay. Guèye Mbaye ñu ngi lay nuyu di la dalal waa Dak Médina ñu ngi lay dalal. maa ngi leen di fay. bu baax te kontaan lool ci sunu ndaje bi yàlla nag moo ma ci boole. ndeysaan ma bég ci lool. ndeysaan war a mën a wax nag. ci sama jarbaat yi. dëgg la ndax dama ci fekke lu bare. wax dëgg yàlla. kontaan ci ñoom lool wax jikko bu baax ci doomu aadama. dara nekku si. du yàq dara ci sa dara nekku si dëgg la. Papis nag wax dëgg yàlla. ak moom Murit nii. xale yi dama fekk ci ñoom lu. da nga leen yar. waaw dama fekk ci ñoom lu bare. daañ ci mën a wax nag. du mën a bare ndax du xaj trop ci émission bi. waaye nag daañ ci mën a wax. bu dee ci jikko ñun dañuy sant yàlla. ndax dañ leen yar ba ñëpp gis loolu gëm ko. xam ni loolu moo am. jikko bi ma ci gën a neex nag. ci ñoom mooy daanaka ñoom dañuy liggéey gratuitement pour ñeneen pour seeni rakk yi et tout ça ñun dañ ko fekkee fii. dëgg la Papis dañ ko xam ba mu nekkee xaleel bu tuuti ci biir koñ bi moom laay gën a wax sax ci biir koñ bii ñu dëkk Gibraltar gi. waxatuma la nag jaar-jaaram. tout ça da ngeen ko wax léegi bu soobee yàlla. incha allah jërëjëf Mbaye wax ji rafet na wax ji sell na da nga ko yar fekke nga lu bëri si moom yàlla nag hasard amul de looloo tax suñu borom boole la si. voilà léegi kan mooy Papis Konaté. Ablaye yaa ngi may laaj loo xamante ne pour ma wax ci dina xaw a metti tuuti. waaw parce que wax ci sa bopp moom. je pense que nit ñi ñoo koy war a gën a mën a def. waaw jaar-jaaru Papis. ba ngay tuut tànk. waaw soo ma laajee loolu moom. dinaa la ci mën wax. waaw parce que Papis Konaté daal la benn ndongo la bu dëkk Gibraltar Centenaire waa jaaroo fi juddoo fi. yaroo fi màggee fi. donc passionné wu nag trop ci sport. en général. football. waaw bu ma nekkee xale ba léegi ci loolu laay yëngatu. su weesoo dem jàngi école amu woon leneen loolu football ndax bëgg ko doon ko def nag commencé ko école primaire fii école Clémenceau laa jàngee. laa defee sama cycle primaire la 6e 5e ba 4e ñu soog ma indi école Gibraltar fii ma continuer ko affaire bu doy waar. je pense que bi may nekk CM2 la ma sunu maître monsieur Ndaw mos a wax Papis tu perds ton temps à l'école. ma ne ko lan ngay wax ni ma ne ko man sama papa bëggul dégg football de mu ne ma dañ ci waxaat d'ici quelques années. ndeysaan waaw ndeysaan. moom mu njëkk a wax ci affaire football daal après mën na ma ne grand bi lan lay wax nii man de suñu kër moom
jàng lañ xam ne xaw ma kii lan lay wax nii ma tem waaw ma ubbee loolu rek. waaw léegi nag xam nga lu mu bëgg nga wax ma. Papis xam naa la Papis bu baax a baax a baax ndax sa frère sama xarit la Mama Konaté te fii sama kër la waa di la jaale nag suñu waajur bu jigéen mi sa waajur yàlla na ko yàlla xaare àjjana yàlla jégal ko ay bàkkaaram yàlla tas ñu si barkeem si barke yonent bi Papis avant ngay tukki sa jaar-jaar laa bëgg nga wax ma ba ngay nekk équipe nationale. moom dinaa ci mën a wax lu bare. jaar-jaar gi moom si loxo ki ñuy wax Mamadou Marème Diallo la njëkk jaar. ndeysaan international waaw sama mag la fii te nekkoon sama référence. ndeysaan moo ma njëkk a yóbbu club. si Jal Diop sporting club. parce que moo ma gënoon jege. mu ne ma bàyyil footballu mbedd moom ko njëkk wax bàyyil footballu mbedd yi fi ñu romb yaa ngi dugal ay but di dut gars yi rek moom nañ dem club yóbbu ma teg ma ci loxo Pa Pacha dem ci yàlla. yàlla ko yàlla yërëm amiin yaa rabbil aalamiin. donc Jal Diop laa njëkk am licence. mais benn at rek laa fa joué. c'est le ma ja récupéré. waaw année ñuy joué nawetaan cadet. yow ak ñan fa daje woon. waaw bari woon na ay ñu fa nekkoon waaw bari woon nañ fa benn génération bu baax lañ fa amoon. mënu ma rappelé wu ñëpp nag gën a siiw bu xale lañ. waaw amoon na Ama Sarr mi woon fii dëkkoon Medina. Ama Sarr donc amoon na ay talent ak Baba Dung Xase. gardien donc amoon nañ ay joueurs yu talentueux. dama leen di nettali benn anecdote rek. benn match bi ñuy tase ak Jaraaf. jour boobu ñu ñëw Pa Pacha joué loo ma arrière droit. ci latéral droit waaw. def classement bi ne ma latéral droit ngay joué. ma ñëw ba ci moom ne ko waaw mais pas ñun kon kan may dugal bii mu ne ma meilleur joueur Jaraaf ailier gauche la. te yow rek yaa ko war a mun marqué ci équipe bi mu ne ma tey arrière droit ngay joué. déedéet xanaa. jour boobu j'étais l'homme du match. waa ji rombul te man saa yi mu ñëwee romb. ba pare centré. waa ji match bi yëpp laa ko téye match bi mu jeexee fa la ay commencé dugg ay choix tactique sama bopp mu ne ma moom njëkk a wax un bon joueur. foo ko teg war na fa mën football. mu ne yow doo n'importe qui moo tax ma teg la foofu. donc jógee Jal Diop sporting club dem à la GIA. Jaraaf ñëw nañ indi licence indi fay école ak yooyu yëpp mais man bi ma demee entraînement Jaraaf ak sama génération Jaraaf moo doon sama équipe man. mais jamono yooyu GIA moo doon gagné en jeune. pas gauche moo doon entraîné waa. dëgg la. si laa dem si Baba Thiam ne ko man daal dem naa entraînement Jaraaf daal. mais junior yi ma cadet yi ak junior yi ma gis foofu baaxuñu. dañoo tane rek. mu ne ma da nga bëgg a gagné ay titres dama teel a amoon ay ambition ay prédisposition pour gagner ay titres rek yooyu. mu ne ma fii daal GIA ñoo fiy gagné. GIA ñoo fiy gagné en jeune depuis des années. bindal ma benn lettre. Baba Thiam ko bind. ma dem entraînement GIA. ñëw boobu maa ngi sol sama équipement bu ñaaw ñëw taxaw dama daan laa ko tudd football parce que sama papa bëggul woon mooy football. ma ñëw jël lettre bi jox ko Pa Gauche Pay dem ndeysaan pa bu baax kooku tam il a beaucoup contribué si sama développement. ndeysaan ma ñëw maa ngi fa fekk ay 1000 joueurs GIA foofu moom ku ñemewul sax da ngay daw. pa bi ne ma fii ma jox ko lettre bi mu ne ma amul liir na ma fii de ku fi ñëw da ngay indaale dara. joueurs yi bari nañ fi trop ñu ngi nii yow xoolal sa bopp mais yàlla li ma dimbalee mooy dama ko fekk muy defar ñaari équipe benn équipe bi manqué équipe B bi manqué benn milieu de terrain mu ne ma duggal fële ma xool la cey su xamoon du ma wax ma dugg foofu ay waay ba xamoon sama waa ji ay waay ba xamoon sama waa ji gis nga Ablaye bi ma duggee no match loolu du ma ko mos fàtte sama àdduna fekk maa ngi fekk équipe en face ñoom Thomas Diatta ñoom Habib Ndiaye équipe boo xam ne dafa ñu ne ma équipe bi daaw. ban Habib benn waaw équipe bi moo doublé woon daaw championnat ak coupe du Sénégal. ñu nga xam ne yàgg nañ ja aguerri joueurs yi ñëpp xam nañ leen ñu ngi joué sax des fois si équipe première. mu ne ma duggal côté bële ma xool la mais. dootuñu ko wax Abdoulaye premier ballon bi ñu ma paas ñetti joueurs yi njëkk a ñëw mooy ñaar ñi dama leen pont kenn ki ma yàlli ko dóor bal bi dal ci baat bi 15 minutes laa joué mu ne ma demal équipe. simmeekul demal ci équipe A bi. maa la wax loolu. kaa yëpp naan booy bi fan la jóge pas ja yi xam nga ja équipe bu mag la. pas yëpp basculé côté boobu naan mais xale bi fan la jóge ma def benn mi-temps ma pare ñu jox ma benn bon ne ma demal weekend sport à l'époque. bu njëkk ba neexoon na. bon 50 000 francs.
mu jël mooy temps équipement yooyu ba nga doyal ngoon si bu ma ñëwee si terrain Gibraltar sol ay équipement yi gars yi naan ma booyam man maa ngi jaade gars yi gars yi ne man maa ngi jaade Alaaji Malick donc ma yemagum foofu ci waaw kii dama ko xam gis nga man tey bu nekkoon tey borom ndomba laa joxe si centenaire Gibraltar Alaaji Malick Ba ci sama frère la caméraman bi mooy sunu directeur sama xarit la sama frère la ñoo bokk ngaraaf Baye Mohamed nit ku sérieux ngi nii ku baax ku am personnalité gis nga kii tey jii man bu nekkoon maa joxe ndombal tànk centenaire Gibraltar jardin bi dinaa ko tuddee wala terrain bi dinaa ko defal billaahi wallaahi taalaahi man football naa xam naa li may wax bu baax Murit sa grand bi sa fans bi ku ñu war a dolli njukkal la voilà foofu laa yem ak yow waa Murit waxal sa mag. ani mënu ma sax wax si moom. ndeysaan. Papis. dama ko bëgg ba mu gënal ma sama frère yi mu bokkal ndey ak baay. macha allah dégg naa loolu. damay am problème pour wax ci moom. parce que la ma xam ci moom humainement parlant. dafa jékki dayo mais avant loolu yëpp football moo tax moom boole Papis. ma bëgg Gibraltar. nekk xale. topp équipe bi. mais chaque jour Papis diggante fii ak terrain bi. mu wane fi loo xam ne dangay bàyyi àdduna. du ma ko fàtte mukk. danaa ñëw suñu kër. naan ataay sama grand frère moo nekkoon xaritam suñu taaw bu góor. ndeysaan. léegi bu ñu jógee foofu moom la buy ñëw di dem entraînement si damay daw suñu kër. suñu kër ak fii war a def ay 300 mètres. damay accélérer ñëw fii nii pour juste téye dàllam. ndeysaan fii ak terrain bi la xam 50 mètres la. ndeysaan juste pour mun téye dàllam diggante fii ak buntu kër. ndeysaan seen buntu kër ak terrain bi. ndeysaan loolu laa dund ak moom ba màgg si. ndeysaan musuma nekk footballeur. ndeysaan musuma sax xalaat football sama àdduna. ndeysaan jàng ak karaté moo nekkoon sama métier. ndeysaan. mais bëgg Papis topp Papis. di ko toppandoo di ko xool. moo sax moo dugg si terrain. moo tax nga football. loolu moo tax ma football. ban technique moo la gën a neex si Papis. techniquement ak est-ce que Papis am na technique boo mën a wax si moom. man j'ai toujours dit que ne Papis c'est le football. man loolu laa nu soo wax nu ko gëm. te kenn mënu ko dindi parce que. loolu la incarné te loolu moo nekk ci moom loolu moo rek moo nekk ci moom. nekkul lu mu imposé nit ñi. lu mu incarné nekkul lu mu gëmloo nit ñi. nekkul lu mu ñoddi si nit ñi. mais dafa nekk loo xam dafa naturel. Papis mooy talent à l'état pur. waaw techniquement. chaque jour ma tooñ ko ne ko après Zidane yaa dàq fool ci àdduna yàlla bi. ndeysaan ndeysaan. ma ne ko lenn la Zidane ëppalee ci àdduna yàlla bi. mooy que ni il a réussi au plus haut niveau. da dëkk si mais kaw hormis loolu. yaa dàq fool ci àdduna yàlla bi. ban bit nga mës a seetaan Papis mu jaaxal la wala ban match nga seetaan Papis. boo xam ne yaa ngi koy dund doo ko fàtte mu. grand da nga may laaj loo xam ne da nga may jaxase. parce que su may bëgg dugg xalaat benn nii. 170 day ñëw. macha allah ndeysaan. mënu ma si wax loolu. parce que naa de geste technique bu mu def bu la jaaxal. wala bii bu mu dugal bu la jaaxal. su ma ci bëggee wax. 150 000 day ñëwandoo sax. waaw may ma benn. su ma tàmbalee beneen day ci dugg. du yegg. ndax dafa bari soo saa yu yoree bal bi. def na lu la jommal. mooy que ne action bi ngay xool nii mu lay yéem. boo ko commencé waxtaane bi si topp ñëw dugg si diggante boobu. ba doo mën a yeggali bi nga commencé. loolu may yàlla ci moom. maa ko xam. benn regret rek ni ñu am si àdduna yàlla bi. le fait que yàlla na toog mu gaañu. ndeysaan. ama blessure moom ñëpp xam ne ak sport. mooy yàqal lépp. waaw mais. moo tax muy gudd fan mbirum yàlla daal ñu santee ko yàlla. moo tax muy gudd fan. moo tax Papis moom xol bi rek xëy na sax moo ko sëwee moo tax muy gaañu. macha xol bi allah moom macha allah des fois dama koy tooñ sax ne ko wàlliwu nga. macha allah xam nga li gën a neex ci sportif mooy nga nekk sportif ba pare di wax ci sportif. moo lay wóor ni Papis kuy wax ci moom man de mënu ma wax ci moom parce que bu ma waxee ci moom dañuy dama far. waaw ndax grand frère sama xarit la. man c'est mon problème avec tout le monde. voilà man moom dama ko mënu moo ko défendre parce que ñëpp dañuy gis xaritoo bi ma xaritoo ak moom. ndeysaan. li ma ko sañ wax. ñeewa ma ko xale. li muy séq ak man ci waxtaan ci secret. gëm naa ni séq kook mbindeef ci kaw suuf. macha allah xol bee rafet. lii moom dama am benn anecdote bu ndaw ma ne la. si je peux me permettre grand Malick. sama téléphone su ma ci génnee dara di nga mun feeñ ci kii bi. dama nu sa toog Facebook.
ñi def jeu noonu kan mooy sa meilleur ami wala kan mooy sa kii même. kan mooy nit ki la xam ne moo la gën a bëgg si àdduna yàlla. comme par hasard. ñaar yi ma si defoon yëpp Papis Konaté lay génn. ndeysaan. xam ne lii yàlla kese la. du hasard. du hasard. je sais pas après si biir émission bi xëy na nañ ko mun génne ñu wane ko. mais loolu moom. affaire boobu daf ma marqué ba ma jenc ko. ndeysaan. daf ma marqué ba ma jenc ko. Papis. cameraman jinne laa yor de ki may Alaaji Malick. daf ma bëgg. ndeysaan. ba man gis nga daf ma bëgg ba man. xamatuma la laay def. Alaaji Malick da koy génne kii mooy. Alaaji kii dem la Baye Mouhamed. mu tombé si Papis Konaté. ndeysaan. beneen bi qui est votre double. ndeysaan tombé si Papis Konaté. ndeysaan. yàlla na ànd bi yàgg. li tax lii ma téye ko te ma gëm ko. Papis bu ma woowee. fekk tout va bien. raq si loo nekk bàyyi ngi si jàmm. noonu lay waxtaanee. Papis bu ma woowee fekk maa ngi nekk si jàqare. bu ne allo rek dafa ne avant man may wax allo yow ci la nga nekk baa jàmm. ndeysaan nee na yëg-yëg mi ngi foofu. dëgg la noonu la mel. ndax kii. ko baax la. yaa ngi wax sànq. boo doon takk ndombal tàng si àdduna da nga koy tuddee kii. dëgg la. man su ma doon takk ndombal tàng moom xam na fa lay nekk. ndeysaan. mënu ma wax ci moom. ndeysaan. mënu ma wax ci moom. kontaan naa Murit kontaan naa. yow sax yow da ngaa baax da ngaa yàgg bëgg. da ngaa yàgg bëgg sa mag sa idole sa xarit. Mbaye. waaw man nag wax dëgg yàlla il faut que ma am leneen lu ma sànni. ci mbir mi. soogay sigil tuuti. ndax ku fekkee rek. war a mën a nettali. dëgg la. li wolof di wax. li duuf ci. xajul si ndab li. ma ngoo ko yéen a ko eggale. dëgg la. man nag dama leen di bàyyi ak côté technique bi. da ngeen ko wax yéen xale yi. man du ma kii sax ci loolu. du si xuus. du ma ci xuus. dafa am loo jundi sànq. lu am solo ñun mag ñi looloo ñu intéressé. mu jikko. kii daf ko wax jikko bi. jikko bi ñun man jikko bi laay wax. ndax ñun ñoo yar Papis yar ñii fekkee. man sànq dama wax tuuti ci benn mbiru Papis. muy xol bu yaatu macha allah. ko yàlla jox. muy li mu am. bugg ko denc moom kot mu ni ay la yewoon foog ma jox ko samay rakk yi. loolu gor moo koy def. nit ku baax moo koy def. dëgg la dañu waxtaan sànq. ma ne la fii Sénégal li ma ci gën a metti fii. ñun mag ñi. mooy ba lañ lay njukkal. fekk rek yow nekkatoo feek. dëgg la tuddee ay turaki ay kenn xamul. bu fekkoonte ni nag ku nekk la nga def ca fa nga ko defee fa nga dëkk. ñu jukkal la fa teral la fa. teral la fa. dëgg la Mbaye. wax nga ko sànq. Gibraltar gii. wax ma Gibraltar sax comme li ngeen ko wax rek Papis weesu na foofu. international national et international. ñun dañ ko fekkee dañ ko dund. du ñu wax nag lu ñu xamul. dëgg la. du dëgg. da nga ko yar sax. dañ koy ñaanal yàlla. yàlla ko ñoom ñii dañ leen di ñaanal yàlla. amiin ëllëg li ñu yor. ñoom ñu mën ko joxaat ñeneen. dëgg la. gàcce ngaalaama ñoom. dëgg la. yal na leen yàlla jàppale. amiin. taxawu leen. amiin. te taxawu télévision bi. amiin yaa rabbi amiin. Dak Médina. Dak Médina. waaw ndax lu baax a ngi nii. dëgg la. yal na leen yàlla jéemale ci kanam. amiin yaa rabbi amiin jërëjëf. ba ñu fekk ko ñun amiin te ñaanal tamit sama directeur bi. waaw moom Alaaji Malick Ba. ki mooy papay Mouhamed. sallallahu alayhi wa sallam. yal na la yàlla taxawal. amiin sa kanamu njaboot. amiin waaye la sa kanamu. li nga bëgg ci lu baax. amiin yaa ko xam. amiin. yal na la ko yàlla defal. amiin defal ko mbooloo mi julli. amiin Mbaye jërëjëf parce que gis nga boo gisee ma ñaanal la ko. daf ma yàgg wax. pour ñu waxtaani affaire sport bi ñuy def nii. ma ni ko boobu sax awma temps ba ma amee temps waxtaanu ma daf ma ne des na si yow. ni nga ko bëggee foo ko bëggee. dinaa ànd ak yow. yow da nga baax wax dëgg yàlla parce que lii moom. ku baax la kese ak bëgg-bëgg. moo koy mën a defal nii. ki may Alaaji Malick jërëjëf Mbaye jërëjëf. waa sama footballeur sama joueur. kii moom déggal mooy partagé ak moo nee na joueur yi ñëpp. waa ñu ngi retourné waat si sunu plateau Dak Médina daal Papis ñu la fonk lañu. ak ñoo sawar si sa retour bi nga ñu accueillir
dañu am nag li ñu xaw a tardel tuuti sax sunu jekk borom plateau bu rafet bii borom Liberté 5 Papis nga xam nga ni jekk sa fans la. waaw xam naa ko bu baax na. ah. jekk sama jigéen la. voilà moo borom jekk moo nekk nii Liberté 5 di baax yi xaar sax ma commencé si man cey jekk numéro téléphone mi ngi nii nag bañ rek lay def barke yonent bi 77 640 77 72 Papis gis xam lu ma gën a neex si ba ma nee jekk dama lay ñëw seet si dafa ne dina lu ne dina ko indi ndax ancien footballeur am nga woon ku la bëgg ku la sopp te foog naan miin nga ko de. non dëgg la bu wax ci jekk moom dama ciy kontaan trop. waaw jigéen bu mën góor laa koy wooye waaw nit ku baax rafet xol. waaw yaatu yàgg ñafe nag. waaw moom franchement borom baax la woon te ba mu ci tollee kenn attanu ko woon macha allah. jekk waaw yaa ma koy wax. loolu maa la may boobu quoi yow moom macha allah ci kanam yokk ba yëg ko rek incha allah. yow waaw moom murit laal de xool leen Papis ak ci xool ñam leen ngeen xool mbay yee jekk bokk si de waaw di ko wax nag ak ñeneen ñu bëgg a ñëw fii na nga ñëw fii tak Médina yéen la fi nekkal waa Ndakaaru la fi nekkal waa Sénégal la fi nekkal waa tey borom waa sama directeur nee nañu nag li ci des bëreetul Papis voilà jekk daal yaa ngi noonu sa plateau ngi nii fii sa kër la kontaan nañu trop voilà ñëpp kontaan nañu macha allah yàlla na yokk yàlla xewel bu bëri yàlla taxawu la barkeel njaboot fi barkeel sama jarbaat sama xarit. amiin voilà. waa Mbaye te ñu libéré la bokk. waaw Fofana man wax dëgg yàlla. bu doon sama sago. damay toog ba émission bi jeex. dëgg la. waaye itte yi. dëgg la. itte yi moo wax dëgg yàlla moo tax du ma mën a dem. mais nag am naa lenn nag lu ma xaw a. touché jaaxal touché daal. mooy lii ma Papis jox. xoolee ma motif. te moo ma ko gën a bëgg. ndax ñoom samay kàll lañu. dafay jaawle. wax dëgg yàlla. xam naa ni nag macha allah yàlla may na ko ci sport bi. ndeysaan macha allah ñu fekke ko. amiin waaye lii it numéro 10 la ci de. maa la wax loolu de lan affaire bi plate bi. jekk de bu jekk de arrière ba moom numéro 10. jërëjëf. léegi nag Fofana. ma tëjee lenn. ngeen may ma wax ko. waxal. ndax sama waa kër lañu sama njaboot lañu. ma bàyyi xel ci sama jigéen. fi jógee. yal na ko yàlla xare ak yàlla. amiin yaa rabbil aalamiin. bala may jóge fii ma ñaanal leen ñaanal xale yi yàlla lafal leen cet. bàyyi leen ci seen kanam ba ñuy continuer di def. géew yu mel nii toujours. lafal cet sama jarbaat yii. amiin yaa rabbil ba aalamiin. mu bañ koy tudd ci feneen fudul fii. amiin. waaw. ci barke yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam. yoonu ndaw nag comme li ñuy wax du gaaw. day bare ay tolof-tolof. waaye góorgóorlu rek. góorgóorlu rek di ñaan. te wax dëgg yàlla bu ñu góorgóorloo ñoom daañu mën a dem. ndax seen i waajur. ñun xam ne leen fii Gibraltar fii. ñu baax lu baax rek lañ leen jàngal. dëgg la Mbaye. kon nag tey mën nañu am ci ñoom yaakaar. dëgg la yal na leen yàlla lafal cat amiin yaa rabbil aalamiin. lafal ko moom ak waa këram yëpp. amiin. may leen gudd fan ak yéen. amiin yaa rabbil aalamiin. waaw Maodo Malick yow it. ndeysaan. yàlla may la ci lii ngay yëngatu. am sa télé. nga am sa télé bopp. macha allah ba ni sama góor ga de waxoon na ma ko. amiin amiin yal na ko yàlla def. amiin. te ngeen muurloo ko yéen amiin ñëpp xale yi. amiin Mbaye amiin. loolu daal mooy sama wax ju mujj. ca kaw ca kanam. jërëjëf Mbaye. incha allah. da ngaa baax rek wax na ko wax ju rafet si yow. yaa ko mérité nag. waa kii nag moom sa jigéen lañ jëm. Dieyna ñu ngi lay nuyu di la ziar. fay naa la Fofana maa ngi lay fay bu baax. di la gërëm di la sant. ci initiative bi nga am. defal ko sama mag ji di sama xarit. di sama genn wàll di sama lépp. Papis ñun ñaan dañu yàgg du question bokk nawet bàyyi rek. parce que dañuy wax en général ne tofo bi ñuy faral di juboo waaye ñun bokkuñu ci tofo yooyu moo tax ma naan adage boobu man ci man c'est faux. parce que ñun ñaar ay tofo lañu mais macha allah noonu la ñu déggoo. ndeysaan. ci lépp. ma topp ko nag fu ne.
il fut un temps ba sama xel demee ci carrière am. ma créé genre Facebook ci moom. di ko suivre ci carrière am. fu ñu ko defee ci journaux yi ma kuppati collé taf. ne ëllëg pour suy dem France ku ko soxla ma jox ko ko. parce que dama ko yàgg topp même su daan équipe bu mu daan faral coupe du monde sax man moom laay faral parce que Brésil moo daan première équipe am. donc Brésil laa dem faral moom laa dem suivre ba footballeur yi ñoom Socrates ak ñëpp dama leen xamoon ndax moom. donc nga xam ne lu yàgg la. ñu continuer ci nawetaan yi muy noonu. mujjee bi dama dem ba su ma demee match nawetaan dama daan retenir sama bopp parce que ku ko saaga sax ma jóg taxaw. fayu. ñu ne ma soo koy def ci nawetaan dañ lay rey. su yóbboo nga toog. ma ne man sama ma kenn du ko saaga. mu nekk macha allah yàlla mayoon ko nee naa leen don la ci moom football bi. mu mun football ba dee. maa ngi fàttaliku junior entente centenaire Gibraltar ñoom Bàcci Ndiaye Alassane Seck Ibou Sow seen équipe boobu. équipe boobu macha allah. ak kii bi portugais bi nu mu tudd. Marcel Cruz macha allah. affaire yi neexoon ba bëgg a dee ñu nekkoon une très belle équipe. franchement. andi fi def fi lu fi kenn deful. te ba tey fi may toll ni di wax ñoom seen équipe boobu amatu fi. ndeysaan. parce que ils étaient les meilleurs. franchement. seen équipe boobu. waaw seen équipe boobu. ndeysaan. ah di ko sant nag di ko gërëm ma toppati ko ñu dem Sidi Xassem ca Maroc. ma fekk ji ko waat foofu. ndeysaan. mën naa wax ne sam papa ba mu génnee àdduna yal na ko yàlla yërëm te yërëm ñu. amiin. il a été un père pour moi. ndeysaan. moo ma fayal sama étude. au Maroc may jàng ba macha allah. ñu jóge foofu dem Marrakech nekk Kawkab de Marrakech. ma fekk ko foofu tamit. je me rappelle su ma daan jàng andi sama note nii mu ne ma tu vaux mieux que ça lii mën nga lu ëpp lii. parce que jàng rek ngay def. xam naa ko. et pourtant j'étais restée 10 ans sans faire d'études parce que dama toogoon ne damay def anglais dem jàngi anglais toog mais ba ma demee je me suis battue pour lui parce que je me suis dit que ne man jigéen sama mag du ma andi fi di ma fay may jàng may fo. damay jàng. et il m'a vraiment gâté. ndeysaan. mun naa wax ne ñi fa nekkoon seen papier am xaalis ñëpp ñëwuma leen woon. ndeysaan. parce que j'étais dans les meilleures conditions. ndeysaan. au contraire ñoom ñoo ma dem ne mais pas man. ndeysaan. match mi nag ma ko daan topp fu muy joué damay toog di julli di ñaan yal na ko yàlla may ndam te en effet. ndeysaan. bëgg ko nag bëgg ko. bëgg yi kenn du laal. mais dinaa la poser ñaari question ñaari match laa bëgg nga wax ma benn bi mu nekkee Maroc ban match moo la si gën a neex boobu ba xam ne Papis toj nga ko si la toj si la dëkk sax ak nga nawetaan match boo xam tamit yaa ngi koy fàttaliku sa xel mi ngi si moom. si bi mu toj te boobu du may bëgg sax di ko fàttaliku parce que boobu laa ñàkk sama papa. ndeysaan. il a trop bien joué. ndeysaan. ce jour-là. moo ko fàtte. jeexul ma sax match bi parce que. dañu toog à un certain moment ma ne sama grande sœur na bu nañ ñibbi. je me sens pas bien mu ne moom tam c'est pareil. bu ñu ñibbi la ñu fekk ñëw fekk sama papa gaañ. te boobu temps mun naa wax ne c'est comme sama papa daf leen xëccoon ñu ñëw. parce que il évolue en France au Havre. mu ñëw vacances mu tombé. joué nawetaan. maa ngi ko daan wax yow da ngay xaru de. soo fi gaañoo noonu ngay def mu ne. man je suis un citoyen dama fier ci sama quartier donc quel que soit alpha nu mu mënti doon rek danaa fa ñefe. te en effet il l'a fait ce jour-là. ils ont perdu le match mais il a joué d'une façon extraordinaire. et j'en étais fière man je suis toujours fière de lui. waaw. ngaraaf kii. waaw du ma jàpp équipe yi mais dafa am ay retenues yu may def. dañ leen nax gañe leen ñun noonu lañ leen def. kookal la. fii dañ waa Ngaraaf fi nekk Alaaji Malick mi waa Ngaraaf la man waa Ngaraaf la ñoo leen mën gañe nañ leen yow nañ jàll feneen. Alaaji Malick ñun waa Ngaraaf la ñu mën ak yow ñii waa Gibraltar la ñëw nañ dóor nañ leen 2-1 match bi c'est fini voilà jërëjëf. bu kii bi nag bu Maroc bi mooy ba ngeen di joué ak Mamadou Diallo bu mu nekkoon góol bi. moom la wooyee ci veille bi naan booy na nga fexe ba. waaw ndeysaan. waaw xurib gaal. ndeysaan. donc. ndeysaan. il a. waaw loolu match kon xurib ga la woon ak à l'ancien international Omar Diallo xam nga Maroc moom comme naar yi
soo xamee sénégalais moom nga Omar jour boobu vestiaire sax nuyu ma xam na ma dama ñëw na mooy bu ma nuyu la ma wax daf bay bi la ma woo ne ma suy ñëwee si bi ñuy dugg bu ma nuyu parce que soo dugalee dañ naan man maa bàyyi ma dugg ay kenn xam naa seen idée yi ñoom dañu xaw a doy waar mun ma soo may rey nag si terrain bi nga rey ma sama yoon newu ci mais bu mu nuyu de ba ñëw nag Omar na def faalewu ma sax faalewu ma parce que naar yi dañu xaw a doy waar dañoo xaw a doy waar daal waaw. jërëjëf Dieyna kontaan nañu trop lii la xarit di jëriñ fu ne topp nga ko Papis loolu mu wax ne ma ku ko xamal lu bari nga waaw Papis waaw madame madame Konaté nga nee na nga ñëw toog fii kaay toog nii muy ku yaru te gis nga leen nag xam nga nag suñuy jabar lañ boo leen gisee ñu yaru nii toog nii ay li ma leen xamal daa famille madame Konaté ngoog waa léegi nag émission bi moo xam naa li si bëreetul madame sa jëkkër lañ seet si woon doon waxtaan ak moom parce que ñun ñu koy seet si dañ ko xam waaw xam nañ ko bu baax a baax yow nag sa jëkkër ji lañ doon laaj rek noonu nekk ak moom ak loo ko xamal si plan sportif am. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp. day fay man nag damaa xaw a timide xam naa moom sama wax du bari déjà dama xaw a kii. mais Papis daal li mu ko xamal moom lu baax rek la. te jëkkër ju baax la bu ma téye yërëm ma. yërëm suñu waa kër yërëm ñëpp. ndeysaan lu mu am bokkax man. yërëm na ma daal. mënuma kaa fay. foofoon naa ko nee naa ko mënuma laa fay. yàlla mi am fay moom laa lay bàyyal yàlla na la yàlla fay. daay laax njaboot ji nga fekkee seen lépp. amiin yaa rabbi amiin. te barkeel amiin yaa rabbi. barkeel lépp. mais seetaan nga matcham ay matcham tuuti. man nag loolu laa kiiwul parce que man xaw ma ko. xaw ma ko woon ba bi may. génn ak moom waa lay doog a xam. moom turam la jàppee noo leen def ba non xamoo ko kay noo leen def ba. damay romb si mbedd bi. après ma ànd ak sama benn copine. léegi nag ma kii ko ma gis ko ni boo gisee ñu ngi koy jëw ni naan kaan man fekk man. damay naan nit moom boo setee rek say tànk laa koy xoolee. léegi nag ndax moom ñu ànd léegi di waxtaan ba si yàgg mu nuyu ñu romb après ma tourné ne ko yow kii set na de gis nga tànkam yi affaire yooyu ñu waxtaan xaxataay ree mu ne ma man xaw ma ko affaire yooyu après ñu dem beneen yoon bi tam mu nee na dama ko romb après muy wax ak Mbaye Cissé ne ko kii kan la si lañ kii yontee daal après mu commencé laaj sama numéro ma ne ko non man aw ma numéro di ko dawloo daal numéro 10 la doo rëcc de ak tactique di ko dawloo ba benn jour ma ndax sama benn copine ñuy def vaccination après mu ne Aïssatou jox ma doo wax sa copine mu jox ma sa numéro ma ne ko non man aw ma téléphone mu ne bii lii laal la ma ne ko non lii du sama téléphone n'importe quoi après kooku ne ma jox ko yow xamoo kii mais ku baax la affaire yooyu noonu si laa ko joxee sama numéro mais commencé nañ waxtaan lu yàgg 1 an génn ñu defuñu dara mais baaxaayam ak oyofaayam suñu waa kër tamit sama papa sama yaay ñu bëgg ko te boobu génn guñu sax da daan ñëw kër ga toog nii waxtaan rek man nee naa ko danga ma kii parce que sama yaay ak sama papa dañu fiir te Papis bu ñëwee dañ koy dalal waxtaan ak moom te duñ ko def dara duñ ko kii sama yaay nag 11h bu jotee ku fa ñëw dalay kii mais moom mosukaa def noonu après nag tuut ñu commencé nag di génn yàlla na leen yàlla jubóole amiin yàlla barkeel njaboot gi yàlla déggal murit nee na kan moo njëkk miir ma yeggali ko parce que xam naa li temps bi si bëreetul yàlla barkeel njaboot gi amiin waaw yàlla dooli sutura parce que jëkkër ju baax jëkkër ju ma xam la c'est mon frère c'est mon ami frère maman sa jigéen Nabou ñu ngi lay nuyu di la ziar yaa nekk si ginnaaw jiital Dieyna nekk si ginnaaw di defar sunu sœur sunu xarit ñoom tam maa ngi leen di remercier bu baax a baax macha allah dañ maa téye daal seen njëkkee dañ ma téye def ma ni seen bopp lu ma naqari na leen lu leen neex na leen foo leen fekk ñu ngi may nemmeeku ndeysaan di xool si lu ma nekk lu ñu am yéene nañ ma ko ndeysaan yónnee
billaay aw ma seen fay daal. dëgg la xol yi tooy nañu. parce que li ñuy def ne en famille la. Papis waaw léegi ñu continuer di sa carrière nawetaan laa bëgg nga yeggali ko ba pare teg ko si nag wax carrière Maroc mujjee équipe nationale jaar-jaar yi daal laa bëgg nekk nit ñi xam yaay kan. bon Ablaye damay si sama lancé rek. di waxaat si sama carrière. donc bi ma jógee Dial Diop maa ngi la koy wax tant Sporting Club. mu daf ma récupérer année boobu. donc ñu joué en championnat on a été champion du Sénégal en jël championnat bi jël si coupe du Sénégal doublé. waaw meilleur joueur de la finale meilleur joueur. meilleur passeur. bokk ci meilleur buteur yi. en cadet moom à Gibraltar 2 ans yi ma joué yëpp benn année bi meilleur buteur laa nekk benn année bi ma nekk meilleur joueur. donc ñu continuer lancé boobu. ma dem GIA toj ko yëgoo approché ma. Touré xam nga soo jugee GIA di dem yëgoo. équipe boo xam ne nawetaan la. les gens se posent des questions. gars yi xamuñu woon ne man dama tegoon benn plan de carrière boo xam ne parce que pour ma nekkoon fii si kër gi fii. fallait que ma génn kër gi. parce que sama papa musul nangu jéem a xam ne li may wax. avant GIA. xam nañ Gibraltar dañu bëggoon wax ni coupe yi ñu gagné. waaw pourtant maa ngi koy wax léegi en cadet. 2 ans laa joué cadet. benn année bi dañu gagné finale beneen année bi ñu jël coupe bi. en senior li ma joué Gibraltar bariwul ñu bëri xamuñu ne man nawetaan li mu ko joué bariwul donc souvent en temps professionnel laa doon ñëw su ma ñëwee vacances joué benn match ou ñaar. mais su ma juumalee nawetaan li mu ko joué matul 5 ans 2 ans laa joué yëgoo te benn bi nekkoon naa professionnel tamit. donc dama daan nekk professionnel su ma ñëwee vacances di joué nawetaan joué ñaari ou ñetti match. pourtant ça m'a pas empêché d'être meilleur joueur en si zone yi ma joué yëpp. meilleur joueur départemental meilleur joueur régional. à chaque fois donc mi ngi noonu carrière nawetaan bi mën naa ni coupe régionale rek laa mosul gagné te j'avais perdu en demi-finale te kenn gagné wuñ sur le terrain te série de pénalty la ñu gagné. donc on avait une très belle équipe avec Yego. mi ngi noonu donc. équipe bu rëy. équipe bu rëy parce que ay ndaanaan rek ci nekkoon franchement équipe boobu je me rappelle dañ daan joué ay port ay jaraaf du ñu gagné. donc à l'époque donc te si nawetaan la woon pour te dire que football bi niveau bi mu amoon à l'époque dafa amoon niveau trop. équipe boobu nu mu demee woon ba équipe bi rëy noonu ma koy. non parce que y avait que des ambitieux là-bas ñi bëggoon def carrière professionnelle rek fa nekkoon. Touré si critères yooyu la daan récupérer joueurs yi. parce que man je me rappelle dafa ñëw Gibraltar jël Samba Ndiaye. gars yi ne ko yow na ngay demee ci koñ jël Maradona bàyyi fa Pelé. gars yi ne mu ne leen mais yéen la ngeen di wax ni jël Maradona bàyyi fa Pelé mooy lan. gars yi ne ko nag ki nga fa bàyyi moo gën a aay. gars yi non man bàcc man bu dee footballeur bu ma jaaxal rek. bàcc ko jaaxal waaw man kooku moo ma jaaxal non xamoon na ma de non nii. daf ma fàtte parce que gis na ma ja si dek ñu joué mooy xool saaga na ma sax jour boobu naan doo leen lu def ni booy bi mu nekk fi di la def lu la ko neex daal genre yi noonu lay def moom waaw man ko ma waxoon ëllëg dinaa football ci équipe am te du ma ko gëm mais sama carrière professionnelle ci loxoom la jaar. contrat bi fii la ko indi suñu kër lu jafe. sama contrat apprenti profit non au Havre. ok parce que man en France laa jëlaa njëkk en France laa jiitoo. man problème en France moom mu yóbbu Maroc. ba nga jógee Sénégal. waaw France nga dem. en France laa dem dama dem Lille. Lille bu ñoom Abidi Pelé. waaw maa ngi fekk ay Jocelyn Angoma Abidi Pelé Aliou Cissé. il était au centre de formation. y avait ñoom Omar Dieng. benn bu Paris. waaw ñoo fa nekkoon. ma def fa stage foofu laa njëkk a def 3 mois. ñu yóbbu ma à Lens. ma def fa 3 mois ak ñoom Ibou Ciss à l'époque ñoom Jean Guy Walem Ibrahima Sy Ibou Ciss Ibou Kaña. Ibou Kaña benn bu njàkkaar. waaw falaa ko fekk Lens. ndeysaan ñu joué benn tournoi international gagné ko. après ñu yóbbu ma au Havre. ma def fa tam 2 mois. ok jóge fa dem Charleroi. en Belgique. léegi ma dellu si gars yi m'ont demandé ban équipe laa préféré woon. donc test yi ma defoon yëpp c'était concluant. mais man j'avais choisi le Havre parce que moo ëppoon ay Sénégalais yi fa nekk. donc fa laa signé benn contrat apprenti footballeur. dans sport et études ngay def. ñaata mois.
non 3 ans. 3 ans. da ngay def benn année comme aspirant. après nga def 2 ans comme stagiaire soog a signé professionnel xam nga en France moom gars yi. étape la étape par étape. par étape par étape la. donc mais même en jeune gars yi mënoon dugal ci pro yi. donc ok. parce que fii man je woon naa senior déjà. da nga teel a génn nag. dama teel a football. dama teel a football ñu bëri loo tax dañuy foog ne yenn mag yi laa. mais dama teel a football sama génération mun naa ne. yaa fi gën nekk xale. est-ce que gënuma ci njëkkuma ci génn. sama génération parce que ñu si yëpp ñuy génn amoon nañ ay 25-30 ans. mais man bi may génn sama âge normal j'avais 18 ans xale laa woon. ndeysaan. sama autorisation parentale sama yaay moo ko signalé parce que sama papa bu ko signé. dafa ne kii xale la ne sama yaay risques yi yëpp yaa koy jël lu ko dal yow la. sama papa dafa bëggoon doom. ndeysaan. bëggul nga dem fenn. kilifa la woon. waaw am bëgguloon doom personnalité góor gi. léegi man challenge boobu moo ma yóbbu yëgoo nag. mu joué fa ak ay kii yu leer parce que mu ñëwee grand bi daf ma proposé lu nekk man kon non mën nga ma génnee dëkk bi. mu ne ma mais waaw boobu amoon ngeen jël ngeen ay trophée foofu. si 2 ans yëpp ñoo gagné coupe bi. ngeen gagné coupe bi. coupe départementale ñoo ko gagné. moom laa lay wax ne régional rek laa mosul gagné parce que demi-finale la ñu gagné te au tir au but la woon. ok donc mi ngi noonu carrière bi daal noonu la lancé woo ma def le Havre après le Havre j'ai joué à Louan-Cuiseaux en Ligue 2. jógee fa nag j'ai eu des problèmes de papier en France parce que à l'époque c'était un peu compliqué parce que pour nga nekkoon professionnel pour reclasser wu amateur c'est difficile. ma ñëw vacances Sénégal ñu proposé wu Maroc loolu ma yóbbu Maroc. ok léegi Maroc ñaata at nga fa def. j'ai fait 5 ans au Maroc. 5 ans yan équipe nga fa joué. j'ai joué à l'Olympique de Sidi Khassem pendant 2 ans ak 3 ans à Coupe de Marrakech. j'ai gagné la Coupe d'Afrique à Marrakech. Des clubs. Pendant 3 ans ou 5 ans j'ai été le meilleur étranger du championnat marocain. mu fa nekk waaw. kay club boobu nga jëkk a jël loolu. waaw beneen bis ban la. Marrakech moom finalu naa fa Coupe du Roi mais dañu gagné finale bi jéewuma finale bi. parce que j'avais des problèmes avec le club. jéewuma finale bi donc mi ngi noonu daal. donc carrière bi noonu la débuté ba yàlla di ma booleeg benn xarit bu ñuy wax Ismaïla Ba. footballeur. waaw attaquant. moom mu nekkoon en réseau. Grèce di football. club am soxla woon numéro 10. donc seen entraîneur bi dafa déplacé wu ba fii. moom moo la jël fii. donc si sama lancé rek ma ne sama benn xarit bu doon jouer en Grèce. bon à l'époque maa ngi rappelé bu may terminé que mu kaw këpp dama amoon ligament croisé. donc di wax ci carrière bi rek. donc naar yi dañu foogoon ni man le football c'était fini pour moi. mais xamuñu ni man détermination bi may àndoon ak mental bi. mënoon na muy propulsé waat. ba mel ne match dernière saison ñu joué woon ak Servette de Genève. entraîneur bi il comptait plus sur moi dafa ne ma comme yow da nga gaañu woon tu as raté le wagon la ma wax donc xam nga lu yàlla di def rek. yàlla suñu bëggee taal moom kenn mënu ci dara. ñu joué ak Servette benn mi-temps mu tegoon ma ci banc bi mi-temps jot ñu mën a 2-0 mu ne ma Konaté tu as envie de jouer ma ne ko oui boobu maa ngi def sama rééducation ma dugg mais bi ma duggee ñoom lu leen jaaxaloon mooy ko daf mel ni mosuma woon gaañu donc man bi ma joué 20 minutes j'ai remarqué le président de Servette mu jóg dem di wax ak suñu président di ko laaj. africain bee kan la. xam nga naar rek boobu j'étais en fin de contrat il me restait que 1 mois de contrat je pense. ngoon c'est le président bi ñëw kër ga ak contrat de renouvellement. mu jeex. non dama non da ngay yokkal sa salaire yi nga signé waat kii ma leen waaw bu may tàggu dem ñibbi sax tàggoo ma fekk diggante woon naa sama contrat ak waa Grèce non. parce que dañ ma wonoon ni c'est fini quoi. on n'avait plus besoin de toi. te milieu bi loolu la. quand tu te blesses c'est fini hein. mais sama coach en Grèce que Marzourakis ñëw ba fii. xool ma benn match ma séduire ko mu signaloo ma contrat bi fii laa ko signaloo may dem en Grèce là-bas tam Grèce tam def naa fa 5 ans j'ai joué dans 4 clubs. donc c'était pas un championnat très sérieux aussi dañ lay amel xaalis donc mu ngi noonu te à l'époque gars yi les joueurs n'étaient pas très protégés. non ay grec yi sax duñu ay naar mais ay tubaab yu xaw a doy waar lañ. xanaa ay métis lañu. daal mi ngi noonu rek donc mi ngi noonu donc par la suite fa laa def 5 ans jógee fa j'ai perdu beaucoup de temps là-bas. dellu si Sénégal j'ai joué HLM benn moment après amaat contrat dem Qatar. def fa 6 mois ñëwaat naa Arabie Saoudite daal laa terminé ak Khadija en 2004 au niveau bi après si laa jàll. nga fi ñaata at Arabie Saoudite. non 6 mois laa fa joué benn équipe bu bëggoon wàcc ma dem redresser ko je les ai permis ñu maintenir en Ligue 1 foofu.
donc xam nga naa rek changer joueur moom mooy loolu. donc waaw donc après déception yu bari yooyu moo tax ba ma ñibbisee Sénégal après j'ai même pas voulu aller dans les clubs fii parce que club bi fii dañ lay wax loo xam ne duñ ko def. donc c'est là arrêté di entraîner fii booy yi di jouer nawetaan des fois su gars yi suñuy jouer ma jàppale leen. j'ai joué aussi dans l'équipe nationale du beach soccer où j'étais champion d'Afrique en 2008. Sénégal waaw ñoo njëkk a gañ Coupe d'Afrique beach soccer. waaw génération bu ko njëkk a gañ si laa bokk ak ñoom Mamadou Diallo ay ñoom Cheikh Ba. Victor Diagne non Malick bokk ci woon. Victor si la bokkoon Victor international si woon man Victor la woon ak Mamadou Diallo ak. Mamadou Marème. non Mamadou Diallo. Cheybane. ok. donc ñoom ñoo ci nekkoon quoi ñu dem Afrique du Sud en 2006. gagné ko boobu yaa ngi équipe wan nañu équipe nationale. non équipe nationale première sélection bu ma njëkk a am c'était en 92. mooy bi nga ci démb Diop bi wala amitié. non fii lañ ma est-ce que xam ne benn match bi ñu organisé woon fii ak Gibraltar. dégg naa ko 92 ak sélection nationale ma jàpp gars yi fii. lu ma leen wanul fat 2 buts laa dugal Ousmane Sy jour boobu. si la ma Claude Leroy njëkkee woo sélection mais à l'époque. Ousmane Sy bi gaañ. waaw à l'époque yal na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana. doon sama xarit la woon sama grand sama xarit. ancien international. waaw mu doon sama grand di sama xarit. waaw nekkoon ndaanaan kulli fadrin. mool bu ay mën drop. ba pare xool bu rafet jàppal tamit. ci terrain yal na ko yàlla xaare àjjana. amiin yàlla taas ñu si barkeem. ci laa njëkk a am sélection ak équipe nationale Sénégal c'était en 92. ñu waroon dem benn tournée au Brésil. ak en Arabie Saoudite. si soo xoolee si archives yi sax sélection yi après jour yu bëri ñëwuñu. parce que man à l'époque la Havre laa nekkoon. dañu tegoon veto ne du ma dem parce que xale laa. boobu France dañu amoon ay visions ci man parce que en jeune. j'avais la possibilité de jouer ak France. parce que dañu ma doon laaj tout le temps ndax mës nga jouer. équipe nationale Sénégal si man bu yow laa leen doon wax parce que amoon naa ay sélection en jeune. mais mosuma woon jouer match officiel dama leen ko doon nëbb. donc mi ngi noonu. mais maa ngi ñëwaat officiellement en équipe nationale en 97. benn Sénégal Mali ñu amoon problème numéro 10 Amsata moo ma woo sax. Fall Amsata Fall. waaw mooy sama mentor man en équipe nationale. ndeysaan mu ne ma. ndeysaan les gens parlent beaucoup de toi gars yi ne nañ championnat Maroc amul niveau. mais man xam naa la. lu ñu bëri xamul mooy sama première sélection sama billet maa ko fay. pour montrer sama patriotisme. mu ne ma gars yi ñuy wax baax na ak baaxul ak yu kenn xam ma ne ko man dinaa fay billet bi ñëw te su ma ñëwee dinañ d'accord. ñu waroon jouer jeg biir Mali. sama biir mbokk yi. parce que Konaté origine Mali la. affaire bu compliqué. ma ñëw ñu def foofu 0-0 mais ce jour là si la séduire ñëpp. ba ma joué ba pare waaye 97. j'étais en 97. si laa commencé am di ñëw régulièrement en équipe nationale Sénégal Maroc Sénégal Égypte Sénégal Éthiopie match yu noonu Sénégal Allemagne affaire yooyu ba yàlla dogal ma amoon ay contact ak Auxerre waroon signé Auxerre si laa am dogal bi mooy ligament croisé du genou. diiru ñëwoon seetaan si fii benn match. Sénégal Maroc ñu defoon fii 0-0. te ñoom dañu bëggoon sama profil quoi un joueur qui est capable de jouer dans les intervalles passe longue. mën dribbler mën dóor. mun cote donc mu doon wax ci man. c'est dommage que bu ma ñibbee Maroc dama football benn match championnat rek. donc si laa amee ndogal boobu daal. frère Mouride. waaw sama grand papa la. waaw léegi ñu tàggatoo parce que xam naa ni moom émission moom jeex na. waaw. waaw grand émission bu neex rek. di remercier waa Dak Médina sax. plutôt quoi waa di remercier waa Dak Médina bu baax a baax a baax parce que lii moom je pense que. ñi ko waroon defal Papis sax waroon nañ ci jiitu bu yàgg. te waroon na doon ku ne. mais comme si yéen la ko yàlla tombalee. di leen sant di leen gërëm man personnellement maa ngi di remercier parce que lii man ngeen ko defal. ndeysaan macha Allah waaye moom lu ko nit defal ci àdduna. man ko defal quoi. ndeysaan waaw baax rek. nee naa la talent am duñ ko naatable wax naa sànq si comparaison bi ak Zidane. mais man si li may gën a insisté mooy xol bi. du nit. xolu jamaa bi. waaye du nit. dama koy wax xol bi de beneen affaire la. macha allah macha allah. benn anecdote rek bu may nettali su ma xeexee 50 fois. 45 yi moom nañ tooñ. mais li ma ciy gën a metti chaque fois. mooy le lendemain. ki ma xeexaloon ndax Papis
damay romb fekk Pawlish may ko benn mayo wala benn t-shirt toog di waxtaan ak moom man ma tafante koog mu affaire ndeysaan ñu jaar situation yi 1000 fois. macha su allah ma si xuloo ba pare mun a ma maa tey. ndeysaan te foofu lay jeexee kenn mënulu ko dara xol bi la ko yàlla bindee mel noonu ki kay def lu bon ci kooku la gën a baax. ndeysaan xol bee rëy ki kay tooñ ci kooku la gën a baax. jërëjëf ki ko yéenewul jàmm kooku la ëpp yërmande ci moom. jërëjëf noonu la ko yàlla bindee. jërëjëf di ko ñaanal aussi yàlla defal ko sutura. amiin yaa rabbal aalamiin amiin amiin xam naa ni nit ñi dañuy ragal wax sax bu la yàlla fayee sa xol. te man ñeme naa ko wax bu la yàlla fayee xol. dëgg la mais di ko ñaanal rek. parce que man xam naa ko. xam naa li mu sañ xam naa li mu gëm xam naa li muy xalaat. ak li mu mën xam naa li nekk ci xol bi. dëgg la yàlla na ko yàlla defal sutura. amiin defal ko jàmm defal ko teraanga. amiin amiin defal ko barke si barke. jërëjëf jërëjëf Murid jërëjëf jërëjëf ko ñaanal tamit waajuram yu génn àdduna yàlla xaare leen ci àjjana. amiin yaa rabbil aalamiin amiin surtout amiin macha allah. macha waaw allah léegi madame waaw léegi ñu ngi tàggatoo nag nga wax ci sa li nga xalaat nga wax ko. waaw kontaan nañ trop si émission sigil tuuti. bi. kontaan nañ trop li Murid wax rek laay wax. sigil. baax c'est bon. waaw ok. di ko ñaanalaat rek. yàlla defal ko jàmm daal. amiin yaa surtout fi muy rabbil aalamiin. liggéeyee. amiin yàlla yokk ko fa. amiin ba mu gis fa boppam. amiin yaa rabbil aalamiin. yàlla defal ko jàmm. bàyyi kax ñun daal. amiin famille am wax yëpp mu fekkee lépp te tal ko. amiin amiin. kontaan nañ trop. kontaan naa tam si moom. jërëjëf kontaan naa trop si moom. jërëjëf. yow Dieyna yow yaay nga doo rakkam yéen suñuy waajur parce que yéen lépp yéen la waa léegi loo wax tàggatoo. di leen gërëm di leen sant yow ñenn waa Dakar Medina. macha allah initiative bi moom macha allah di ko ñaanal nit sama mag ji nga xam ne bañalu ma dara li may wax rek. musuma manqué dara. mu dem ba tuddee ma doom. turandoor nga xam ne lu fort ci xol la. jërëjëf di leen gërëm di leen sant. di leen wax jaajëfal di ko ñaanal nag yàlla fal ko cat. yàlla musal ko te muccal ko ci saytaane defal ko tawféex taysiir. amiin yaa rabbil aalamiin. lu mu am rek mérité na ko. te chaque jour dama ko koy ñaanal ne yàlla nga gën a kawe fii parce que man xam naa ne mu gën a sore man sama bénéfice la. ndax bañalu ma dara bañalul ay magam dara. ndeysaan lu mu am rek moo ñëpp ko bokk. ndeysaan. di leen gërëm di leen sant di gërëm jabaram ji macha allah am yar am teggin. respecté ñu teg ñu suñu place. et macha allah yàlla daal bàyyi nañ ko ak suñu borom bi. amiin amiin Dieye. suñu borom bi mayee lépp yàlla na ko may lu rafet jortam lu gën ci moom. amiin Dieyna te ñu talte fekkee lépp. amiin yàlla yaa kenn rabbil nettali aalamiin. suñu amiin gannaaw si daraja Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. merci encore jërëjëf. ok jërëjëf Dieye. waa Papis léegi nag ñu tàggatoo de mon frère. waaw Ablaye kontaan naa trop. waaw damay remercier waa Dak Médina déjà. lu am solo yu noonu. waaw ñu ma jox opportunité bi ma wax ci man daal. parce que c'est pas évident. waaw mënoon nañ dem fu leen neex. am ko fa. donc di leen gërëm di leen sant di leen ñaanal aussi kawe rek. incha allah kawe yéen ñaar nga def ci carrière ci affaire bi parce que mérité nga koy tamit yow ku baax nga te ndaanaan bi wax ci ndaanaan nga. ndaanaan nga woon de. waaw dañ koy waxte de. international nga comme man. waaw mënoon naa toog fi di def émission si yow. dëgg la. donc mu ngi noonu donc ba pare di remercier aussi sama soxna bi toog waaw franchement bañalu ma dara. sonal naa ko trop chaque fois loolu laa koy wax nee naa ko jàppale yow yaay ku baax ki rek man maay ku bon ki. dëgg la waaw te man maay ku bon ki. noonu la demee waaw je suis très sévère nag am naa rigueur ci yu bari mais yooyu yëpp ay principe la rek. mais sama mbëggeel ci moom dafa jéggi dayoo daal. macha allah macha allah noo koy woowee. waaw kii moo bébé d'amour laa koy woowee. macha allah. mais super ës la mais sama waay la quoi amul benn problème. ndeysaan ndeysaan. donc mi ngi noonu di gërëm sama papa ak sama yaay si yar bu ñu ma yar. waaw parce que fu ma dem mën naa fa nekk. waaw. yal na yàlla yeesal yërmande ceen ko. amiin yaa rabbil aalamiin amiin. waaw sama sœur itam Dieyna kii moom nu mu ko tuddee sax sama sœur. gars yi sama gel lañ ko daan wooye parce que ku daan dugg moom mooy xool ndax baax nga bul sax sonn. wala kenn dugg. sinon doo dugg. waaw lu leer nga xëy woon mu ne ma kii yoru ko. donc mi ngi noonu sama sœur yëpp mag yëpp jox nañ ma cër. franchement kër gi moom macha allah. waaw
yam ji ma gis yenn kër yi amu fi. fii moom soo nekkee mag loo wax loolu la. ay làkkat lañ donc loolu lañ xam. waaw te lépp lu ñuy def nag ci principe lañ koy teg. waxtaan su mag ñi waxee rek jeex na. xale yi amatuñ lu ñu fi wax maa fi gën nekk xale ci góor ñi attention. mais loolu lu ñu wax ma leen wax loolu loo leen def loolu la. toujours dans les moments difficiles ñëppay serrer la ceinture taxaw. loolu man dama koy gërëmee di ko sant sunu waa kër. te chaque fois dama koy wax. waaw yal na yàlla def taw féex ak tey si kër gi def ko si bépp kër. incha allah rabbi amiin waa encore merci beaucoup di remercier jekk tam bi indi bagage yi. war nga wax waxam de. waa Liberté 5. waaw ba pare ma yeggali. waa Liberté 5 jekk kontaan nañ franchement si teranga yi yow moom yokku ba yëg ko rek incha allah. waaw ngeen seetal jaaral ma tafa bu baax ak mama. ndeysaan kontaan nañ trop ci yow. yow nga yokk incha allah macha allah sista. Alaaji Malick léegi nag émission bi moom franchement macha allah émission bi mooy góoma ndax émission dina neexee nii li ma gisi table beeg wax ju rafet ji wax ju neex ji famille bi ñu nekk Alaaji Malick Ba sama directeur borom lii nag jekk la tudd waa Dak Médina ñu ngi lay gërëm jekk Dak Médina bi nga xamee ni ñooy taaral bés ñu ngi lay gërëm di la sant jekk borom beñe yu neex yi beñe bee nag dégg naa mooy karaté bi jekk sa beñe yi sax seen tur yi dafa neex kontaan nañu trop ak mosal ak neem yi nag moom da gën a saf lépp nag moom macha allah ba numéro téléphone nekk Liberté 5 di doomu yëgoo 77 640 77 72 ñu koy wax jekk dëkk Liberté 5 Alaaji Malick jekk moo loo teralee lii nee naa ko yaay sunu sëriñ di sunu soppe di sunu directeur kontaan nañu Dak Médina ñu ngi leen di sant di leen gërëm sama directeur Alaaji Malick di ñaan yàlla 60 dégg nga nee na ma di joxewaat numéro bi ndax dafa kontaan moom kenn du yow Alaaji Malick nee naa joxewaat numéro bi 77 la 640 77 encore ak 72 77 640 77 72 lépp lay def nag jey na madame kii mooy jekk suñu jarbaat di suñu soppee di ku baax ba pare nekk jekk pire nag loolu laa koy tooñee ne ko kenn xoolal da ngay jekk ba pare nekk jekk voilà ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp Dak Médina mi ngi ziar ñëpp di sant ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullah taalaahu wa barakaatu.